kilifa yëpp yu fi toog monsieur le chef de village yéen journalistes yi maa ngi leen di nuyu di leen di sant di wax tey mbégte bu mu ñëw tey di procéder lu ñuy wax lancement ravin bu ñuy wax sànq moo xam ne mooy jaarukaay ndox fii nii ci Diass boo xam ne population yi dañ ko yàggoon laaj te ñu amoon ci ay jafe-jafe muy itam di def tam ay di poser question de sécurité suñu doom yi te lu ko gën a accentuer mooy tabax aéroport bu mag boo xam ne tabax nañ ko fii ci Diass di wax ni dama am fierté luy tubaab di wax fierté mooy yëg-yëg ci population Safène ak waa Diass parce que dañuy wax ni ñëpp ñoo bokk Sénégal mais population de Diass lu ñu bàyyil Sénégal ba nga xam ni ñëw nañu bàyyi seen suuf yoo xam ne seen maam yi ñoo fa doon béy seen maam yi ñoo fa doon suturlu ñu bàyyi loolu yëpp jox ko état bi pour que état bi mën fi tabax aéroport boo xam ne tey ndamu Sénégal la mu nekk aéroport bu gën a mag ci Afrique de l'Ouest te aéroport boobu président Macky Sall bu mu fi ñëwee mu ne du rek toxal aéroport de Dakar parce que aéroport de Dakar amatul norme li ñuy wax norme internationale mënatuñ fa méngeetul ak lu ñuy xaar ci aéroport ci sécurité bi aéroport boo xam ne day bokk ci fukk aéroport yu gën a mag ci suñu continent Afrique te loolu pour def ko jar na ñu am suuf fi ñu koy defee te population de Diass may état bi jox état bi suuf boobu suuf otam nangu état bi jël suuf boobu pour que ñu mën a tabax foofu infrastructure plateforme aéroportuaire bu ñuy wax noonu moo tax tey ma bëggoon jaajëfal ci sama tour ak turi président de la République ak turi ministre bi population Safène bi yëpp ci décision bu ñu jël noonu muy lu mat lu ñuy wax patriotisme boobu ñoom wane nañ ko seen bopp ba pare loolu moo tax AIBD SA mënul wax ni dafa bëgg a tabax ville aéroportuaire muy dëkk boo xam ne lépp lu ñu waral ci aéroport mooy aérogare fuy avion yi di dal mooy piste fuy avion yi di atterrir mooy centre de maintenance aéronautique mooy avion bu soxla ñu def comment dirais-je defaraat ko fii lañ koy defee ñu ci saytu ko fii lañ koy saytu muy école bu mag boo xam ni day tax suba doomi Diass yi mën a jàng lu ñuy wax métier aéroportuaire muy ingénieur muy pilote muy yooyu yëpp ñu def ko fii ci Diass ñu tabax ay industrie yoo xam ne mooy ay këru liggéey yoo xam ne lépp lu ñuy soxla ci avion walla ci aéroport foofu fii lañ koy defaree ñuy tabax aérogare fret ma nga xam ne tey suñu aéroport bi mën na jël bépp marchandise mu ñëw fii dalal ko fii mu nekk itam ay frigo yu mag yoo xam ne ay entrepôt frigorifique ak entrepôt ñu mun ko def fii mu nekk une zone économique te loolu suñ ko bëggee def mënuñu tabax aéroport bi bàyyi dëkk yu wër aéroport bi loolu moo waral AIBD ak si ndigalu président de la République mu jël loolu mu ne tey lépp lu soxal développement péri aéroportuaire mooy gox yu wër aéroport bi dina si dugal loxoom ba ñëpp mu feeñ ba ñëpp gis ko loolu moo waral AIBD ren ñu jël 1 milliard lu toll ni si 1 milliard dugal ko pour defar li ñuy wax dalo bi nga xam ne
ndox bi dina mën a dugg si dalo bi ba pare dina nekk yoon boo xam ne oto yi ak nit ñi mën nañ siy doxe AIBD nag yemul foofu tam mu ne gis nañu ni aéroport bi tàmbale na bu mu dooree depuis ñetti at gisuñu si waa Diass ak waa Kër Moussa seen doom yi ñu nekk si biir di si liggéey ñuy seet naka la ñuy doxalee ba nga xam ne loolu dafay nekk lu ñuy wax structurel du nekk rek parce que man ñëw naa am ngeen chance seen buur ñëw mën na leen jël dugal leen soo leen amee ku dul seen buur mën na jël keneen mu jël dinañ koy def ba nga xam ne day nekk loo xam ne day structurel ku fi nekk seen buur ñëw fi nekk fi seen buur dem feneen tam day nekk kooku day obligé mu def ko loolu la ñuy wax tubaab bi mu koy waxee discrimination positive mooy que bérébu liggéeykaay bu nekk ñun man may directeur général AIBD may def loo xam ne damay saytu ñaata nga jël si ndaw si liggéeykaay ñu dëkk Diass ak ñu dëkk Kër Moussa te loolu soo ko defee mu am yoo xam ne dinañ la di nga si am faveur dinañ la si jox loo xam ne dina la jox cawarte nga def ko ñu ne duñ ci yem foofu rek dañuy créer benn fondation AIBD SA mooy benn kuréel boo xam ne AIBD moo fay nekk mais seen commune bi maire bi mooy autorité yi municipales yi ñaari communes yi ñoo fay nekk ak entreprise yu nekk ci aéroport bi at bu nekk dugal ci jël ci seen loxo dugal ci dara pour que ñu jël benn mbir gox yu nekk alentour loolu moo waral ren AIBD jël téeméeri million ne ko balaa ngay sooy bëggee def dara nga woo nit ñi da ngay commencé si yow AIBD commencé si jël téeméeri million dugal ko si maire bi wax na ko ñuy tabax dinañu tabax entre autres mooy bërëb kaay jigéen ñi Diass bi ak yeneen yu ñuy def donc loolu suñ ko defee dafay tax at bu nekk ñu am loo xam ne dinañ ko avec ñoo xam ne ñoo yilif mairie bi ñu doxalee ko ñu xool naka la ñuy lañ ciy def pour njëriñu askan bi di daaneel sama kàddu gërëm population de Diass gërëm chef de village yu fi nekk Diass di ko ñaanal yàlla fëgg boppam di wax ni tam waaw maire bi def na ko sànq mooy sama ñaanal dem si yàlla maire bu fi newoon boo xam ne sonn na si mbir aéroport bi ba nga xam ni tey lii tam ñaanal fu mu nekk suuf sedd yàlla xare ak di leen sant si dalal boobu di leen sant si jàppale boobu di leen di wax ni mbir bi ñun yëpp a ko bokk ñun yëpp fas yéene nañu liggéey ak yéen pour mën a réaliser ambition président de la république. di wax ni dënk naa leen entreprise bii bu toog nii ma nekk na entreprise bu mag wax naa leen tam si recrutement yi suñuy liggéey nañu jël prioritairement ndaw yi fii wax na ko monsieur le maire ñun xam nañ ko jarul sa wax